ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñuy suivre chaîne bi di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. même bu ñu nee confinement mën nga liggéey sa kër loolu laa leen andil nii lu ñuy wax Crowd One. Qui sommes-nous? Crowd One d'où ça? Quelle ville? Actuellement muy def bomb si li nga xamante ne mooy àdduna li ko wër. Vous êtes les meilleurs. Crowd One. Waaw oui. Crowd One benn business la bi nga xam ne ci internet rek la nekk ci internet na nga yore sa portable rek nga mën koo liggéey. te nag dañuy wax ci benn société bu melokaan ak yenn ci yuñ fi abordé woon comme QNet wala Chance muy ab société bu tudd Crowd One. est-ce que même war nañ ko mën a tuddee société d'après recherche yi nga xam ni def nañ ko peut-être ñoom daañ ci nday leeral parce que saa ñu defee vidéo yu ñu mel ci ñoom daanaka dañuy mel ni ay dëmb yu jëfru bu ngeen seetloo chaque fois bu ñu dugalee vidéo am ñuy dislike maanaam bañ ko aimer wala ñu partager Facebook am ñoo xam ne duñu sax seetaan vidéo bi commencé ay wax yu ñaaw la plupart ci ñoom du ñëpp mais la plupart ci ñoom QNet la ñu bokk wala Chance vidéo yi ñu defoon moo leen neexul tax fi mu ne duñu may dara ñun itam duñu leen may dara fekk yàlla mi ngi ñuy may tan ak fekkee fi ñuy laal muy métti xam nañ ko te dañuy làbbali duñu tegg suñu tànk ndax li ñu tax a jóg bu weesoo xeex li nga xam ne mooy mal gouvernance noot gi ñuy noot askan wi beneen mission bi mooy protéger ndawu sénégalais yi nga xam ni dañ leen di comprendre ñenn ñi parce que jàpp nañ ne amuñu xëy ñu ngi chômer tax arnaqueur yëpp di ci profité di leen nax maanaam ñun suñu réew fi mu toll nii dafa mel ni marmite bu amul kubéer tax samba booy yëpp daw ñëw ci suñu réew toog fi et la plupart ay organisation la yoo xamante ni jaayuñu produit proposé wuñu service ay organisation la yoo xam ni ci nit ñi la ñuy dundee maanaam yow boo adhéré doo jënd doo jaay doo waxaale yow nit ki ci boppam yaay nekk produit bi loolu mooy système de Ponzi. temps yi bari na ñu ñuy interpellé di ñu wax ci li xewoon WhatsApp ñu tuddee ko coffre wala sax tontine maanaam ngay woo ay nit ñu adhéré ci benn groupe mais booy dugg da ngay cotiser li ngay cotiser nag loolu la ñi nga fekk ci biir groupe bi di gagné léegi nag yow pour que nga am xaalis pour que nga gagné yow itam faaw nga invité yeneen doomi aadama yoo xamante ni ñoom itam dañuy ñëw bokk même système la Crowd One di utiliser fan yii yëpp gis ngeen ñu ngi def ay publicité Facebook pour attirer jeunes yi naan leen da ngay jënd ay action ci benn entreprise loolu yëpp dara amu ci amul benn entreprise booy jënd ay action def nañ ay enquête ci ñoom utiliser daanaka même technique d'enquête bu benn waay bu ñuy woowee Brice Hubert utiliser vidéo bi tey day wuuteeg yi nga xam ne moo weesu parce que bii yoon ñu ak yéen ñooy ànd def investigation bi ngeen gisal seen bopp technique d'enquête yi nga xam ne jëfandikoo nañ ko pour que ngeen mën a comprendre Crowd One naka lay formaté maanaam wëlbati xelu ndawu sénégalais yi ba gëmloo leen loo xamante nii dara amu ci dara nekku ci dëgg nañu dem defandoo investigation bi. pour tàmbali nag dañuy dem ci site crowdone.com pour que ngeen mën a comprendre fan la arnaque bi maanaam naxaate bi tàmbalee bu ñu demee ci seen site ci rubrique bi nga xam ne moom la ñu dippee à propos de nous boo fa demee dañoo bind ne Crowd One benn société européenne la boo xamante nii mi ngi wuyoo ci turu Impact Crowd Technology moo ko jënd ci lu yàggul dara léegi nañu dem xool ba xam société boobu noonu ñu ne moo jënd Crowd One moo ko moom société boobu noonu am na wala amul pour loolu dañuy dem seet ko ci benn site bu ñuy woowee opencorporates.com benn site la boo xamante ni bépp entreprise internationale boo ko fa seetee di nga ko fa gis xam date bi nga xamante ni lañ ko créé ak numéro d'entreprise bi par exemple boo tapé société bi nga xam ne mooy Sonacos nekk biir Sénégal di nga am quelques détails yu entreprise bi mais boo tapé Impact Crowd Technology maanaam ñoom Crowd One doo leen fa gis peut-être nag mën nañ bañ a exister Europe mais am statut juridique Sénégal. léegi nañu dem ci site sénégalais bi nga xam ni mooy création d'entreprise.sn bu bureau d'appui à la création d'entreprise nañu tàppe xool Impact Crowd Technology gis ngeen amul benn résultat mais buñ ko tàyyi nañu tàppe xool Crowd One ba xam dinañ am ay résultats également gis ngeen amul benn résultat alors que boo tàppe woon beneen entreprise bu ci mel ni Sedima exemple la di ngeen gis résultat wu entreprise bi même ay filiales am kon seetlu ngeen ni d'après recherche yi nga xamante ni def nañ ko Crowd One amul benn statut bu légal ñoo ko gisandoo donc ñoom bu fekkee ni am nañ luy firndeel ni ñi ngi exercer seen activité ci biir réew mi ci lu wóor nañ ko justifier parce que xam na ni ñoom dinañ tontu mais ñi ngi xaar seen tontu ñu won ñu ndax seen entreprise existe na légalement wala déet. beneen détail bi ñu bëggoon souligner aussi mooy
boo demee ci site société bi nga xam ni mooy Impact Crowd Technology bi ñu ne moo jënd Crowd One moo ko moom nee nañ seen siège mi ngi nekk Espagne mais joxewuñ benn adresse léegi nañu xool ba xam image bi ñu utiliser fii dëgg la wala déet pour loolu nag dañuy dem ci site bi nga xam ne mooy teen.com benn moteur de recherche canadien la boo xam ni bépp image boo gis ci internet te di ci am xel ñaar maanaam dañ ko modifier da ngay ñëw fii nee naa leen bi yoon ñu ne ki yéen ñooy ànd def investigation bi léegi bu ñu jëlee image bi nga xam ni waa Crowd One utiliser nañ ko fii ne mooy seen siège biir Espagne recherche ko lii la ñuy jox gis ngeen doomi aadama yu bari même photo bi nii la ñuy jëfandikoo pour illustration alors que du seen siège gis ngeen bu ñu comparé photo yi ñu xoolaat beneen gis ngeen ñu jëlaat beneen yi itam yéen a gisal seen bopp donc seetlu ngeen ni image bi nga xamante ni ñoom waa Crowd One utiliser nañ ko dañ ko photoshop seen logo la ñu jël utiliser ko fay benn infographiste bu ay bu defal leen ko fii. ba tey noppeeguñu ci seen rubrique à propos ñoom ñoo ko bind nee nañ seen principale activité mooy jaay ay produits jaaree ko ci li nga xam ne mooy marketing de réseau maanaam ay produits yoo xamante ni ñi la jege say waa kër say xarit say am di jàmm ñoom nga koy jaay ñoom loolu la ñu wax ci seen site ñu rax ci dolli ne seen activité newul di recruter ay nit déedéet mais dañuy jaay ay jumtukaayu xarala yoo xamante ni nit ki mën na ko jëfandikoo wala mu jaar ko keneen mais loolu nga xam ne bind nañ ko ci seen site ak li ñuy def comme yàlla ak yàlla yi te loolu seen benn membre bu ñu naan Doudou Bar nekk Sénégal dëggal na ko nee na ñoom jaayuñu benn produit li ñuy dundee mooy mbooloo. dugg nañ ci ay entreprises yoo xamante ne dañ leen jox ay produits ne leen jaay leen bu ngeen jaayee jël seen commission alors que des fois nit ki du am temps sax pour dem di jaayee ainsi de suite. Crowd One nag c'est diamétralement opposé dafa ute carrément loolu nga xamante ne moom la yeneen entreprise yi def ci milieu marketing moom dafa ñëw ut xàll yoonu boppam muy lan le marketing de la foule le marketing du masse maanaam masse mbooloo lay wër te mbooloo moo xamante ne pare nañ pour liggéey ku nekk jàppale sa morom te kenn du yóbbu sa morom lenn ñi nga xamante ne nag ñoo dégg Crowd One te comprendre ñu ko Crowd One moom moo gérer lépp loo xamante ne entreprise de jeu la maanaam day liggéey ak ay entreprise de jeu nekkul ne moom mooy créer ay jeux mais day dimbali entreprise yi nga xamante ne ñooy créer ay jeux di leen indil ay clientèle Crowd One fait générer de la clientèle aux entreprises de jeux. ci ay kàddoom moom Doudou Bar tudd na itam ay jeux maanaam Crowd One dafay lëkkaloo ak ay entreprises yi yëngu ci wàllum jeu mais yooyu entreprise de jeu ñooy ñan dañ ciy déglu kenn ci représentant wu entreprise bi nga xam ne mooy Crowd One biir Sénégal. moo tax mu neex te ma xam ne ñëpp mën nañ ci dugg donc da lay may ay droit de propriété mu ne la nag ci droit de propriété lu tax mu lay may droit de propriété parce que ci droit de propriété yooyu ngay mën a liggéeyee pour am xaalis parce que droit de propriété yooyu def ko sukkandiku ci Afilgo ak Mixer te bu leen fàtte industrie jeu en ligne dafa am xaalis moo tax Crowd One dem ànd ak ñoom xaalis bu bari la ñu am boo ko xoolee ci Google ñoom dañuy am plus de 120 millions de dollars ci rentabilité. dégg ngeen ko mu wax ba tudd ñaari société yoo xam ni Crowd One ñoom lay lëkkaloowal benn bi di Afilgo beneen bi di Mixer mu naan moom ndaw si ay sociétés yu am xaalis lañ parce que ñoom loolu la ñuy naxee jeunes yi nga xam ne ñoo ñëw ci ñoom noonu la leen di lëree. da nga yeewu ubbi sa back office nga fekk fa xaalis ngeen wax man xaalis bi mu def fekk ñi nga andi ñoo ko liggéey ak yow li nga andi te da ngeen di bokk nag nekk groupe ngeen di waxtaan ci WhatsApp. parce que nit ki bu dee ni amul xëy soxla na xaalis bu bari nga ñëw wax ko lii na ko am nañ ay partenaires yoo xamante ni alal ju baree bari la ñu am automatiquement kooku da nga koy impressionné mais comme ni ñu ko waxee rek dañuy dem gëstu ñaari sociétés yooyu noonu ñooy ñan nañu dem xool nom de domaine ñaari sites yooyu noonu maanaam ñan ñoo ko moom. pour loolu dañuy dem ci benn plateforme bi nga xam ne mooy woohis.com benn site la bu lay permettre nga xam bépp site internet kan moo ko moom ban bés lañ ko créé ak yeneen information bu ñu tàppee afilgo.com bi ndaw si tudd sànq information yaa nekk nii ñu ngi ko créé le 17 février 2019 ki ko moom di wuyoo ci turu Piscopianos Stelios basé wu fi nga xam ne mooy Limassol di benn ville bu nekk réewum Chypre bu ñu tàppee Mixter.com di beneen société bi ndaw si ne seeni partenaire lañ information site bi mi ngi nii ñi ngi ko créé le 20 février 2019 maanaam ñetti fan gannaaw ba ñu créé site bi nga xam ne mooy Afilgo ki ko moom di Piscopianos Stelios fu mu basé wu moom itam ville bi nga xam ne mooy Limassol ba tey ci réewum Chypre
puisque booy def investigation nag résultat yi nga xam ne yaa ngi koy am dalay xiirtal nga gën a pousser investigation yi maanaam gën a dem ca kaw nañu dem xool léegi kan moo créé site bi nga xam ne mooy crowd1 bu ñu tàppee crowd1.com résultat yaa ngi nii ñu ngi ko créé le 15 novembre 2007 ku ko moom Piscopiano Stelios fu mu dëkk ba tey Limassol ci ban dëkk Chypre. léegi lan ngeen ci mën a jàpp nañ ni jarul sax ñu koy détaillé yéen ñëpp xam ngeen Piscopiano Stelios moo créé site bi nga xam ne mooy crowd1 en 2007 moo créé site bi nga xam ne mooy AffilGo moo créé également Mixter ay société fictive maanaam société yoo xamante ni existé wuñ ci wàllum yoon te loolu li ci waa crowd1 jublu mooy jox crédibilité seen activité maanaam yow boo ko déggee nga ne kat ñoom ñu ngi liggéey ak ay sociétés yu mag a mag. crowd1 lan lay def crowd1 dafa dem lonkaloo ak ñaari société yoo xam ne ñoom ay jeux vidéo rek la ñuy def bu lonkaloo ak ñooñu ne leen dinaa leen andil client yéen liggéey leen jeux vidéo yu rafet yu baax man dinaa leen xëccal client waaye nag da ngeen may fay ñooñu d'accord ñooñu mooy ñan AffilGo ak Mixter ñooñu d'accord dinañ ko fay ku ci nekk 50%. alors que société yooyu noonu ñu leen limal ñoom ci seen wàllu bopp ñoo ko créé. buñ ci noppee dañuy dem ci benn mbir boo xamante ni jeunes yu bari yi nga xam ne ñu ngi dugg ci crowd1 duñ ko laaj duñ ci bàyyi xel mbir mi mooy seen règlement wala seen conditions générales yi. loolu sax mën na ni habitude du sénégalais la da ngay sax ubbi compte banque mais doo laaj conditions yi ëllëg banque bi jaar sa kaw nga dem ci yoon perte fekk yow liiroo woon seeni conditions balaa nga ubbi compte. même chose le crowd1 di def parce que xam na ni ñun Afrique rawatina Sénégal dañoo am paresse bi maanaam dañu tayal ci mbir moomu noonu. boo demee ci seen règlement page 4 article 7 yéen ñi nga xam ne dégg ngeen anglais mën ngeen ko seede dañu ne sa compte bu ñu ko annulé ñoom bu ñu annulé sa compte crowd1 am nañ droit bañ ko ubbiwaat maanaam yow yaay perte ñu rax ci dolli ne crowd1 du la jox itam benn information ne la lii moo tax ñu tëj sa compte. lii nii ñoom duñ ko wax jeunes yi buñ leen di xëcc pour nax leen duñ leen leeral mbir yi maanaam yow mën nga dugal sa xaalis ubbi compte ci seen site bi ñu lekk sa xaalis xëy annuler sa compte te duñ la jox benn explication boo demee ci yoon yow yaay perte parce que yow yaa ko nangu d'accord nga li nga xam ne mooy règlement bi ngay ibbi compte. te leneen li nga xamante ni war na tax jeunes yi def attention ci crowd1 mooy ci seen règlement page 6 jàpp 7 joxe nañ fa liste dëkk yoo xamante ni ñoom duñ fa intervenir parce que ñun Sénégal ni ñu sàgganee ba lu jógee ci àll ba rek dugg fi yeneen réew yi ñoom dañoo jël seeni responsabilités yu mat sëkk tëgg seeni loi ba yu mel ni kenn du ko ñemee def seeni biir réew. gis ngeen ci liste bi États-Unis Syrie Soudan du Sud Soudan ak yeneen réew entreprise yu ci mel ni crowd1 ñemewuñu teg seen tànk ci réew yu mel noonu parce que teg nañ fay loi yoo xamante ni ku ko fa def dinañ rëq seen digg. le 21 février 2020 bi weesu banque nationale bu Namibie dañoo interdire crowd1 exercer seen activité seen biir réew parce que nee na li ñuy def dafa illégal jaarul ci yoon. bu ngeen demee Twitter wala seen page Facebook di ngeen gis communiqué bi maanaam yeneen réew yi ñoom jël nañ seeni responsabilité bu yàgg mais Sénégal moo toog di nelaw di seetaan ñuy naxay doomi réewam. dañuy woy ba tey ci règlement wu crowd1 boo demee ci seen page 28 article 11.07 dañu ne benn membre crowd1 amul droit contacter fournisseurs yi nga xamante ni ñoom nee nañ ñoom la ñuy liggéeyal. parce que boo demee ci site bi nga xam ne mooy AffilGo.com def nañ fa ay logo entreprise loterie yu mag ne dañu liggéey ak ñoom léegi nag ñoom ñu ne la waa crowd1 boo sobee bay dem ci ñooñu naan da ngay laaj di nga ñàkk sa adhésion maanaam yow dootoo bokk ci seen programme en plus bu fekkoon ni da ngaa amoon ay gain maanaam xaalis boo fa dugal wala boo fa am da nga koy ñàkk itam ñàkk aussi bépp avantage kon gis ngeen ni lii nekkatul investissement nekkatul jënd ay part parce que jënd action moom boo ko déggee mooy ngay topp entreprise bi di xool ba xam coté na en bourse wala déet ndax mi ngi def ay performance est-ce que amul ay risque pour perte fekk 2 ans wala 5 ans loolu mooy véritable investissement mais yow ñu ne la dugalal sa xaalis mais entreprise yi nga xamante ni ñun nee nañ ñoom la ñu lëkkalool bu leen gëstu bu leen laaj lu ko mooy rek daañ la dàq nga ñàkk sa xaalis. donc gis ngeen ni d'après investigation yi nga xamante ni ñun ak yéen ñoo ànd def ko crowd1 benn groupe la bu organisé trop teg ay matukaay yoo xamante ni yow bu fekkee ni da nga taayal wala da nga am paresse intellectuelle dañ lay impressionné benn fi ñu la naan seen société foofu la basé wu bu dëgg amul nee nañ dañuy jaay ay produits électroniques loolu itam amul société yi ñu wax ni ñoom la ñuy lëkkaloowal maanaam seen i partenaires lañ ñoom ñoo ko créé benn nit bi moo créé site yëpp en plus ci seen règlement def nañ fi ay ndëgg sërëx yoo xamante nii
ñii ñëw ci ñoom mën nañ perte te duñ leen rembourser parce que dañ lay accepter loo règlement boo xamante ni yow doo xam li ne ci biir. am na nag ñoo xamante ni ñi ngi ci gagné xaalis ñi ci gagné xaalis mooy ñii ngeen di gis ñuy wax parce que système bi mooy looy gën di indi ay nit di gën di am xaalis comme ni ñu leen ko waxee woon ci njëlbeen vidéo bi yow nit ki yow doomi aadama bi yaay nekk produit bi. parce que dañu la naan jox nañ la par exemple 14 jours maanaam fukki fan ak ñeent boo indee 4 personnes ku ci nekk cotiser pour def formation bi mooy lavage de cerveau bi wëlbati sab xel rêvé loola gëm loola lu amul parce que dañoo neex làmmiñ léegi ñu ne la boo indee ñeenti nit jàpp fukki nit ak juróom bu boobaa di nga mën a gagné 125 euros jàpp 3000 euros. léegi nag yow boo déggee loolu képp koo xam moo xam say xarit wala say mbokk ak ku mënti doon. da ngay bëgg mu ñëw dugg parce que mooy tax yow ñu compal la ci xaalis bi nga xamante ni ki nga indi loolu la joxe li ci des ci xaalis bi ñoom ñi ne ci kaw ñoo koy moom ñoo koy séddoo lii mooy système Ponzi bi nga xamante ni ñu ngi ci rey ndaw yu sénégalais yi nga xam ni ñun personnellement ñu ci bari ci ñoom dañ leen yërëm parce que ñàkk a xëy ñenn ñi peut-être bëgg lu yomb moo leen ci dugal. organisation yu ci mel nii nag xam loolu noonu gis ni Afrique bari na ay ndaw yoo xam ni ñu ngi ci wutum xëy gu métti ñu ngi ci chômage yoruñu xaalis ñu ci bari seen waa kër ñoo leen yor. bëgg nañu liggéey lu ñu gis dugg si ñu ñëw fii suñu réew yi nga xamante ni suñu loi yi dëgërul ñi nga xam ne ñoom lañu jiital amuñu ful amuñu fayda ñu ñëw fii nag toog fi di ray ndawu sénégalais yi. organisation yi ci mel ni nag nguur moo leen di aar parce que mooy jël seeni xaalis gis ngeen bi corona duggee suñu réew groupe Thiens bi nga xamante ni defoon nañ vidéo ci ñoom ak liñ fi jot a def si réew mi ndax ay ndaw yu sénégalais yàq seen dund yàq seen àdduna. Abdoulaye Diouf Sarr bi nga xam ne moom la ñu dénk ministère bi jëm ci wàllu wér-gu-yaram moo leen recevoir woon ñu ne dañuy dimbali ministère bi ñoom waa Thiens li ñu ci jublu woon mooy defaraat seen image changer bët bi nga xamante ni nit ñi doon na leen ko xoolee. ngeen gis ni ñi nga xam ne ñoom la ñu dénk suñu réew pour ñu aar suñuy ndaw aar ñu ci yenn naxaatekat yi ñoom sax ñooy wëlbatiku di dooleel defkatu ñaawteef yi nga xam ni dëkk yi am fulla yëpp dàq nañ leen. pare teg benn politique de l'emploi bu am solo boo xamante ni képp kuy ndaw di nga gis sa bopp ci biir réew mi bu du dugg ci yenn yi waxoon nañ ko Sénégal mooy réew moo xamante ni amul loi amul njiit yu mat sëkk ba tax saay-saay bu jóg ñëw fi def lu la neex am alal ju bari dem sa yoon. ñoom ñooy victimes yi nag ndaw yi jeunes yi génération bi ñu sacrifié ñoo xam ni dañ leen bàyyi ak seen bopp tax luñ ñëw këf leen moo tax la ñuy wax jeunes yi mooy nañu yeewu nañuy gëstu bu dara présenté wee seen kanam nañu xool li lalu si ginnaaw loolu mooy lan. tey ñi ngi ci benn village planétaire boo xamante nii képp ku nangu ñu nax la daf la neex parce que tey la gëstu gën a yomb tey la def ay recherche gën a yomb tey la xam li ne ci àdduna bi yëpp gën a yomb donc nañu gën a farlu gën a moytu gën a vigilant ci yenn naxaatakat yi nga xam ni tey xam nañu suñu réew bindoo ñu bëgg cee profité donc ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen dig daje beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf.